ok voilà salaamaaleykum ami internet yu Wanema TV tey nag ñëw taxaw ak koo xamante ne wax dëgg yàlla doyen la si rap Galsen ñu xam ko ràññee ko si mu liggéey si lu am solo wax dëgg yàlla tey musique rap Sénégal bu amee fu mu toll bokk na si ñi nga xamante ne ñoom ñoo téye flambeau ba fii tey. alors fi ñu la fekk muy sa sœur ñu gis témoignage bu am solo bi nga xamante ne sànq defoon nga ko mu nekk sorti album possible de album de 12 titres alors sa diggante ak ki nga xamante ne moom mooy di OMG. waaw OMG yéen a koy wax man Oumy rek laay wax parce que vraiment si sama njaboot la bokk quoi et vraiment lu dëggu la tamit et muy ku yaru ku baax ku ñu jox cër donc bu ñu gis ko ci ay débéem ba fii mu egg nii bu ñu fi teewul tey vraiment defuñu suñu warugar suñu teewaay fii c'est plus que normal parce que dafa laaj nekk nit ñi xam ni am na ñu nekk ci ginnaawam am na ñu koy support te ku xale bu loxoom set la moo tax mën na bokk ak mag ñi ñëpp hip hop bi te li mu ci am du luñ ko jox gratuitement non daf ko fay daf ko liggéey daf ko mérité te mérité na lu ëpp li mu am yàlla xam na ni li ma doon wala ma wax sànq loolu laa gëm génération bi nii li ñu war a am ci hip hop dëggantaan ba léegi sax amaguñ ko des na lu bëri lu ñu war a am donc mënuñu lu di leen ñaanal et di leen gën a encourager parce que rien n'est facile et rien ne se donne dans le hip hop donc ku ci def ay jéego rek lu mu tuuti rek dañ ko war a encourager dañu war a nekk ci ginnaawam parce que ñoom suba ñoom ñooy nekk jox flambeau bi beneen génération donc foog ñu may leen doole ba yeneen génération mën a ñëw ci hip hop bi fekk fi lu ëpp liñ fi fekk ñoom liñ fi fekk liñ fi samp. d'accord l'artiste c'est Matador pour les amis internautes wax dëgg yàlla c'est ndaanaan la alors album mu 10 titres boobu maanaam variété bi nga xamante ne moom moo si nekk muy mélodie loolu bi nga ko dégloo lan nga xalaat. Oui, c'est normal, hein. C'est le hip-hop, c'est une musique urbaine. Ça veut dire que ni bañuy créer wax musique urbaine di wax culture urbaine parce que dañoo xam dafa mës a métissage bu am si musique hip hop ak yeneen musique yi dafay comme commencé yàgg na te day continuer di dem donc duñu bett parce que il faut que chaque fois muy am lu bees yu ñëw moo tax ñuy toog di wax après 30 ans ñuy wax hip hop bu doon na mu ko tàmbalee woon lañ ko continuer di ko defee ba léegi kon jeex na bu yàgg parce que nit ñi loolu dañ dalee ni sàppi quoi mais ça veut dire que ni chaque fois ay génération dañuy ñëw ak seen ay créativité ak seen inspiration ak indi si yeneen vibes indi si yeneen seen beneen touche moom mu nekkaat lu bees moo tax ñuy wax old school ak new school tout le temps day am ay new school yooyu ñooy nekk au devant de la scène parce que ñooy ñëw ak lu bees loo xam ni day intéresser génération bi ñu tollool di leen déglu et loolu mooy tax ñuy wax continuité bi ñuy wax ci hip hop mooy hip hop du mës a dee boobu looloo tax looloo koy dëggal chaque fois dina am hip hop bi dina am ci yeneen sonorité yu bokkul ak yeneen génération yi te loolu moo koy téye te ñoom ci la ñu nekk te ñu ngi koy réussir bu baax. d'accord rap Galsen duñ ko tudd sans penser à Matador pourquoi loolu. bon man xam nga waaw gars yi dañu am reconnaissance rek te hip hop peut-être loolu la leen jàngal tamit respect ak reconnaissance lañu hip hop jàngal ak représente ñetti air yooyu respect représenté ak reconnaissance la bu nit ñi am man hip hop laa ci laa yaru ci laa màgg ci laa nekk ba léegi ba ma nekkee xale ba léegi hip hop laa xam waxuma la rap hip hop parce que dama def breakdance dama def graffiti di rap hip hop laay dund leneen lu ma dugg di ci wax damay wax lu ma neex rek hip hop laa xam di ko dund képp kuy hip hopeur da nga may neex képp kuy dundal hip hop da ngay mel ni man ngay liggéeyal donc quand je suis dans le hip hop aussi mën na am différence d'âge mais buñ te nekkee ñun dañu mel ni ay moroom ak génération bi mujjee sax comme ay morom lañu parce que hip hop moo mel noonu moo bindoo noonu donc xamuñu lu dul hip hop dañoo am mission bu ñu war tamit parce que dañu ko commencé ay jeunes di ko déglu mu nekk bëgg ko
nekk ci kon waruñu leen a bàyyi noonu rek dal ci benn vide benn instant topp suñu bopp ba fàtte leen quoi ñooñu nga xam ne ñun ñoo tax ñu bëgg hip hop war nañu chaque fois ñu xool nu ñuy defee ba hip hop boobu ku ci nekk mu mën la dundal mën na dundal sa famille mën a dundal sa réew mën a dundal suñu continent parce que ci ay échelle la rek ku ci nekk am na waar booy bay tey Sénégal macha allah Afrique macha allah am na waar yu ñu war a bay sur la scène internationale aussi te loolu ñu ngi ci liggéey tamit. sa gis-gis génération bu bees bi ndax ñi ngi doxal hip hop bu Sénégal. ah bien sûr bien sûr. ay ku si mel ni kan. mais bu ma limee damay mënuma leen lim ñoom ñëpp mais ma limee damay jub tey mën nañu wax ni mënoo boo waxee tey si Sénégal Dip Doundou Guiss kenn du la lim kookoy kan. bu ñu waxee Ngaaka Blindé kenn duñu kookoy kan bu ñu waxee Samb Pose kenn duñu kookoy kan IS 814 kenn duñu kookoy kan bu ñu waxee One Lyrical bu ma limee de dañu bari te ñooñu ñëpp kenn dootul laajte ñooy kan ci Sénégal te yàlla xam na ni hip hop fa mu leen jëlee ñu bari toog day tëbuñu rek génn nii hip hop daa am fu mu leen jëlee loolooy njëriñu hip hop moo lay jëlee ci suuf. ñàkkul ko si seetaan nga gis ne kii Matador 2 non je sais pas en tout cas su may seetaan man j'aime la scène hip hop là j'aime la scène et ci ñoom tamit am na ay bêtes de scène vraiment ay bêtes de scène quelqu'un comme Avocat par exemple quelqu'un comme Wizabi dégguma alpulaar yàlla xam na ni mais c'est un plaisir quand je vois Wizabi sur la scène quoi muy dégager benn énergie bi muy dégager quelqu'un comme Avocat c'est un plaisir ma taxaw di ko seetaan ak ñoom ñëpp parce que kuñ ci nekk am nga sa particularité xam nga donc vraiment Matador mais je sais que ni en tout cas Matador moom mi ngi nii daal. bon merci beaucoup question bu mujj actualité la. gis ngeen kenn di situation actuelle politique bu Sénégal dafa xaw a salfaañew bu njëkka yéen rappeurs yi da ngeen ci amoon part maanaam di ñaax société bi di joxe ay leçons de morale tey gis nga fi actualité politique bi toll lan moo siy sa mot ak sa fans yi nga xamante ne ñu ngi lay dégg. waaw li may wax mooy hip hop li ko tax a jóg à la base nous on a toujours dit qu'on s'occupe de la politique mais on ne fait pas de la politique. Et si tu t'occupes pas de la politique s'occupe de toi donc amuñu droit di seetaan politique yi ñuy def lu leen neex parce que Sénégal bi amul politicien nag ak noo mënti toll nga mën a yëkkat sa loxo wuraat ni gën bala nga taxaw wax ni yaa ma ko gën a bëgg man Matador on a choisi de rester dans ce pays on a choisi de travailler ci secteur bi ñu nekk muy culture urbaine pour développer ko ba jeune bu nga xam ne ba loolu la bëgg bu ci ñëwee mun def am ci métier am na waar buñ ci bay Sénégal boobu nga xam ne ñoo ko bokk nañ koy pencoo kenn ci ñoom cat ba cat nag ki nga nekk au pouvoir wala nga nekk ci opposition kenn amu ci droit yàq suñu Sénégal bi parce que nag am nañ ci biir Sénégal bi lu amul fenn mën nañu def politique mais nañu sàmm suñu réew c'est hyper important man nag comme li ma tàmm di wax sama combat par rapport ak loolu mooy combat bi li tax ñu dugg ci hip hop ak BMG ci booloo laa mës a nekk je ne suis pas partisan ni opposant je suis un rappeur engagé c'est tellement clair dans ma tête que ni sama li may wax boo demee ci album bu Matador bu génne rek da nga ko fa fekk ba si dernier album bi muñ tudd jàmbaar te jëndagul jàmbaar boobu dafa am lu muy signifier ay jàmbaar ñoo nekk Sénégal ay jàmbaar ñu ngi ci politique bi di ko ñafe ba mu changé egg fi mu egg nii ba lu bëri mënatul a jàll ay jàmbaar ñi ngi ci audiovisuel ay jàmbaar ñi ngi ci culture ay jàmbaar ñi ngi ci feneen gis nga nañu wane jàmbaar yi te bàyyi tappalekat yi ñu jëf au devant de la scène loolu doxalu réew nañu xool ñi nga xam ne ay jàmbaar lañu ku mel ni Oumy jàmbaar la dañ ko war a fësal mu nekk exemple pour ay génération pour jigéenu Sénégal yi ñu xam ni jigéen ak góor ku ci nekk la nga nekk boo ci amee fulla ak fayda liggéey war nga cee mën a am lu nekk quoi nañu fësal jàmbaar yi ci domaine yëpp na quoi sur le plan politique c'est la même chose
c'est la même chose nañu def attention aussi parce que nous on n'a pas droit à l'erreur nous les Sénégalais parce que li taal yeneen réew yi ñu xam nañ ko gis nañ ko chaque jour ñu koy ñu ci dañ ci def ay débat kon war nañu def tout pour éviter taal suñu réew li ma gëm mooy ni le hip-hop a toujours contribué politiquement ba ñu am ay changement de régime yi fi am yëpp le hip-hop doit continuer ce combat-là aussi du force nag choix lay nekk te ku choisir def combat boobu nañ respecter choix bi ñu topp xam ni kii lii la gëm moom lay def artistiquement choix bi la am moom lay def keneen kuy def leneen tamit ñu respecter choix bi muy def mënuñu forcer nit ñi ñu def lu ñu bëggul wala lu ñu gëmul en tout cas le hip-hop est né pour combattre l'injustice le plus inégalité sociale ak yeneen ak liberté d'expression mais aussi dafa wax peace ak love hip-hop daf ñu jàngal from zero to hero valeur yooyu hip-hop jàngale la ñu bëgg sénégalais yi doxe ko continuer ko doxe parce que loolu moo tax ñu naan voilà ñun ñoo doon wax for life et hip-hop moo raw parce que li hip-hop mën a changer politique ak leneen lu bëri mënu ko changer aujourd'hui nañ gën a jox cër hip-hop boobu nañu xam alal boobu ñu am ñu gën ko téye Sénégal aussi suñu a Sénégal la quoi si on est fier de dire que ni fu ñu dem ñu ne ñun ay sénégalais lañu ak li muy nekk dëkk bu ndaw nekk dëkk bu tuuti dëkk bu pauvre li tax ñuy fier di wax ne ay sénégalais lañu du ay infrastructure du alal mais ci ay jikko la nañu xoolaat jikko yi jikko yi tax ñuy wax ay sénégalais lañu ay vrai sénégalais lañu ñu doxe ko que mu nekk politicien wala ba ko nekkul politicien muy ngor sàmm sa kàddu xam nga jox cër nit loolu ak yeneen valeurs yi tax ñuy wax sénégalais buñ ko toppee je pense que ni politique nag politique la mais suñu Sénégal dinañ ci am liñ ci bëgg ak ni mu gënee ci ñëpp merci jaajëf